tàng daa yàkkamti sama yaram tàng ma ne ko daa yàkkamti te dañ ko koy nangul ay ca ñu dem régi ñëwaat. ay ca mu nga ko Omar ñu bàyyi la ak gan gi. gan gi di Abdoulaye Mbaye. Abdoulaye Mbaye doon ndono ci njabootu kër Mamay Mbaye. Mamay sa lan la. sama papa la. man maay fils aîné wu Mamay. yaay taawam. waaw maay taawam. waaw fils maanaam doom lenqe ni nga koy waxee. waaw. waaw kon ñu ngi lay jaajëfal bu baax. jërëjëf di am mbégte nag. ci sa teewaay. parce que bariwul ci penc li ñuy toog di waxtaanee mbiru ndono. mais daf ci am loo xam ne bu eggee ci penc rek. am na lu ko fa indi. dëgg la léegi nag balaa ñuy dikk ci waxtaan wi. dama bëggoon nga wax ne kan mooy El Hadj Mamay Mbaye. El Hadj Mamay Mbaye goro béti la ko xamu ko sax waaye parce que papa yi ki ñu tuddee béti. yaay ki ñu tuddee béti muy Fama Mbaye moo ko sama papa ñoo bokk baay. sama papa tuddee na ko doom mu ngi sëy ci seen biir. alors Mamay doon officier de police la woon. il est passé commissaire de police par la suite. nekk Kaolack. def na un peu partout nag def nañ Louga def nañ kii dañ ko la affecté mais. Kaolack daal la gën a yàgg. fa la am ay bien fa la ñu bari juddoo ci famille am. donc muy nit ku baax nag. nit ku jullite ku am diine. man dem naa 16 fois Màkka tase naa fa ak moom 9 fois. man mission bi moom daan yóbbu mais moom assez frais dafa bëgg loolu. moom tabax na ay jàkk ak yu dul jeex du xaj Kaolack. maye ko ci propre fonds. fonds propre. tabax na fay jàkke may ko seeni borom. lu baax rek lañ ko xamal ci la nekk Kaolack tey boo doon def émission bu nit ñi intervenir nga xam ne ma mbay foofu mënoon nañ ko def dara. kon moom ci police sénégalaise la nekkoon. police sénégalaise la nekkoon. léegi entreprise bi ñu wax kon waral ndono li ak cool yi moom Kaolack la nekk. Kaolack la direction bi nekk. la direction bi nekk. waaw léegi danoo bëggoon nga dellu ñu ci histoire entreprise boobu. ak nu mu tudd. ak na la tudd waaw. entreprise bi mu ngi tudd agence de sécurité du Sine Saloum. ñu ngi tuddee ko ASAL A2SAL ASAL. loolu ñu bind ci tenue yi moom la ñu bind ci mais boo koy dindi agence de sécurité du Sine Saloum la. moom bi mu retraité dafa créé woon benn agence de gardiennage. informel pour arrondir ses fins du mois. donc di ci soox ba malheureusement yàggul ak moom mu gaañu. bi mu gaañoo ñu oo suñ benn frère bu nekkoon France parce que ñun ñëpp ñu ngi doon liggéey. ñu oo suñ benn frère bu nekk France mu ñëw fi di ko gérer moom. ñu bàyyi kooku moom muy gérer ba finalement mooy mu décédé. alors ñun ñëpp ñu ngi doon liggéey ñu dénkaane ko donc tribunal jël ko. donc def ko en redressement judiciaire dénkaane ko. jox ko un juge commissaire moo leen di encadrer. ñu jël un expert comptable mooy syndic bi ak un directeur général. koo xam ne bokkuñu dara nag ak ñoom. mais ñun amuñu woon temps parce que ñun ñëpp a ngi liggéey. man bi ma retraité man ñëw naa fa man mais bi ma ñëwee ñu dégager direction générale bi directeur général bi ne ma gérer direction bi nga xam ne administration rek laay gérer. amoon na comptable bi mooy gérer finance yi le juge commissaire c'est le chef suprême. man teg def naa 5 ou 6 ans def naa ko. mais après dama bàyyi parce que bàggante Kaolack Dakar di dem ko dégg. dama bàyyi mais. donc redressement judiciaire boobu ñun ñu bind lettre juge. pour ne ko daal suñ sañoon daal ñu jox suñu yëf parce que am na fa ay agence de sécurité yu nekk foofu ñoo xam ne seeni borom ñoo leen moom ñoo ko yor. mais ñun pourquoi ñu bëgg ñu dugal ci redressement judiciaire te ñooñu ñoo moom ay informel rek lañ doon def. ñun sax ñoo leen gën a structuré ñoo fa gën a gën agence ci Kaolack. nous sommes à presque 350 agents. à travers le Sénégal ñu ngi ay Sine Saloum ñu ngi Ziguinchor Kolda partout ñu ngi fi ñun. Asal. foo ko laaj mu nga fa. foo ko làmb rek mu nga fa. alors ñu bind juge bi daal ñuy tontu. au bout d'1 mois après avoir feuilleté ces documents xam na daal di ne la société ne devrait même pas être mise en redressement judiciaire kenn war koon dugal redressement judiciaire. donc daal di bind lettre ne delloo nañu ko. ñu jël su këyit googu ñëw ñi ngi ko dénkoon ñu ne leen léegi am nañu këyit tribunal dañuy jël suñu yëf. ñu ne non ñoom dañuy def appel. daal def appel. ñu dem tribunal cour d'appel bu Kaolack. ñu fekk fa nag benn waay bu tudd Ousmane Kane muy premier président de la cour d'appel de Kaolack. kooku mooy suñu problème ñun.
c'est-à-dire du justice parce que justice du ma ne baaxuñu parce que ki ñu ko jox justice la ne. te dañ ko bind rek xamuñu ko nii daraam ñuy def mu jox ñu ko. mu delloo ñu suñu yëf mais dañ ci tase koo xam ne nag moom os dur à cuire la kooku moom. lan ngeen koy reproché. dañ koy reproché parce que li ñu koy reproché moom dañ ko def dañuy def appel foofu mu ñëw ci moom mu ne léegi dañ ko may 3 mois. pour ñi dénkoon. ñii ñu dénkoon ñu def état des lieux. def benn rapport. ñun 3 mois yi ñu bañ toog occupé bureau ci la ñu indil L200 yooyu ak policiers yi ñu bëgg farante ak ñoom ñu retiré wu parce que amuñ benn kayit gu ñu fa jógee te ñun amoon na kayit gu ñu joxoon ñu ubbi bureau bi. dajj ko en présence d'un huissier occupé ko. parce que 4 bureau la ñu jël benn bi si directeur bi nekkoon moom lañ jël. ñoom ñu ngi ko ne di liggéey à côté mais joteetuñu ak ñoom dara kooku donc mu téye ci di wax ak ñun. xam nga juge te xam naa ne moo ko tey parce que ngat di juge la léegi mu retraité ponk luy juge yi ci Sénégal boo amee ñaari nit yu jubadiku ñëw ci yow da ngay entendre kii mais bu fekkee ne yow doo wax ak ñii te wóorul leen seen bàyyi ko moom doo wax ak ñoom kenn liggéeyu ci kenn amu ci dara kenn xamul nu mu ne téye ko rek moom mooy juge commissaire sa far ñun avocat bi ñu jëloon dem oo na ko ndax ne ko dama lay def juge commissaire waa ji bañ c'est-à-dire il nous met les bâtons dans les roues waa jooju Ousmane Kane boobu moom daal du bàyyi nangu la séddee un yotaa du ñu rencontré nag mosuñ ko rencontré te ñeneen daf leen di jox bureau parce que ñu bañee duñu def rapport bi foofu daf leen jox bureau ñuy liggéey ci tribunal ba ñu def fa seeni rapport ñëw génne rapport bi au bout de 3 mois malgré ñun parce que bañ nañ mais dem nañ ñoom ut fuñ dem def seen rapport indi ko ba ñëwee fayu ñu dara du IPRES du caisse sécurité sociale du impôt fayu ñu dara mais bind nañ ko ca rapport bi mais ñu ne leen quand même jox leen ñu suñu yëf ñu dinañ xam ni ñu def kan nag depuis loolu mu téye ko redressement judiciaire ba ça a duré 24 ans. mu ngi en redressement judiciaire ba tey 98 ba tey mu ngi en redressement judiciaire. Sanjo bu xaaral ma bàyyi saa am tuuti. macha allah li nga wax nii moom doy na waar mais man seen problème ak lan moo tax rek mu jékki-jékki contre leen noonu. loolu juge bi. loolu la ñuy laaj. ah c'est la parce question que li nga expliqué nii. waaw dafa mel ni am na ñoo xamante ni bii ñoom lay jàppale. yéen moom mu leen di nasaxal. waaw léegi te yéen dem ngeen bañ jox leen ne war nañ ne leen yéen a moom mbir mi. waaw du dëgg. waaw léegi moom li mu leen di nasaxal noonu fan la ko teg. ci fan la ko wér fan la leen lan la leen expliqué ne leen fii lañ ko teg. non ba la ngay expliquer ni da nga koy rencontré. waaw buñ dul rencontré. rencontré wu leen. jégal micro bi. du ñu rencontré. du wax ak ñun yónneewul ci ñun bu il ne veut pas nous voir en photo mu jeex tàkk ñun duñ ko gis bu jugement amee daal. audience bu amee ak ñu ñëw ak suñu avocat mu ñëw liir li muy liir daal di jóg dem yoonam mu jeex tàkk. loolu lañ ci am. yéen xanaa famille bi dafa am da ngeen a amoon nag moom problème wa ilaa ngeen wax dem ci rajo wax lu ko naqari tooñ ko ba tax daal mu mere leen am na xanaa lu war a mën a justifier mbir parce que wax nga sànq ne def ngeen ay éléments est-ce que defu leen ay éléments tamit gaaruwaale ko. waaw déedéet. defuñu élément gaaruwaale ko. moom su téye affaire bi. parce que sànq gaaruwaale def nga ko parce que nee nga sànq ponkalum juge la. waaw non juge mag la c'est-à-dire juge mag la du ci cuune yi de koo xam ne dans 2 ans nga retraité nekk président de la cour d'appel de Kaolack le premier président kooku nga du juge la mais pour comme li ça pour une affaire pendante devant la justice. est-ce que nekkul teel bi ngeen ko teel a génnee ci mbedd mi parce que man peut-être desoon naa maîtriser sujet bi mais yàgg naa dégg seen coow loolu. est-ce que nekkul ni looloo tax juge bi loolu tax ñu naan xam ne justice du am na yoo xam ne kenn du ko régler sur la place publique. est-ce que nekkul génn boobu ngeen génn moo leen frustré. non génnuñu biñ ñëwee mu def appel mu téye ko. demandé 3 mois ñu bàyyi 3 mois malgré ñu nanguñu. mais mu fu mu leen dugal ñu def rapport 3 mois yi. génne rapport boo xam ne man am naa ci copie. waaw. fayuñ dara avancé wuñ dina yotaa bor yaa fa nekkoon mu nga fa dafa yokk. ñi ngeen doon xëccal ñan la parce que des fois xam na personnalité ñi ngeen ko doon xëccal mun na xaw a am lu muy tekki ci attitude du juge bi quoi parce que ñoom bu dee danoo nekk ay gros bonnets face à une famille. xam nga bu nekkee un redressement judiciaire. dañuy indi un expert comptable. mooy teg les finances yi. expert comptable bi Dakar la nekk dafa indi woon benn femme bu tudd Seynabou Ndiaye. teg ko fa mu koy defal comptabilité. moom Kaolack la nekkoon mais nekkul ci bureau bi sax mu ngi ci benn xaritam. muy def comptabilité yi ñu koy jox documents yi moom mu toog foofu def comptabilité. alors man bi ma génnee bi ma bàyyee Seydou Ndiaye a postulé pour être. la directrice de ASAL. ñu def ko directrice ASAL Seydou Ndiaye boobu
Seynabou Ndiaye da bokk comme redressement judiciaire la foog mu am Seynabou Ndiaye directrice am juge commissaire am expert comptable pour kii parce que borom patron dafa bàyyi man ma bàyyi. on n'avait pas le temps moo amul woon jot moom it ñu bàyyi Seynabou Ndiaye doon directrice bi ñu jël benn fiscaliste bu nekk foofu def ko syndic donc ñooñu bokkuñu ak ñoom dara xamuñu leen jotewuñ dara. bañ fa jógee c'était normal comme ñun bàyyi nañu mais c'était normal que ñu dénkaane ko parce que dañ ko mës a dénkaane. c'était normal donc musuñu am problème ak ñoom. mais biñ dee nag ba xool ne nag léegi nag ñoom yëf yi nag mu ngi bëgg a leer nag càcc ki ñu daal di bind la waa ji ne ko dañu bëgg nga jox ñu suñu delloo ñu suñu yëf mu daal ñu koy delloo depuis donc ñu def appel donc 4 ans ngi nii affaire bi y a 24 ans mais 20 ans yëpp dañ daan reyante mais ñun réglé woon boobu xamuñu président cour d'appel bi xamuñu Seynabou Ndiaye xamuñu kenn mais biñ defee appel ak léegi ça fait 4 ans. mais l'appel est suspensif. loolu mooy lan. mais appel danoo nekk ci appel mais appel fekk vidéo dossier ba mu jeex tàkk. mais vidé nañ dossier parce que nee na moom. non c'est-à-dire que jox na leen dëgg mais yoon daa am foo xam ne dafa maye prox ndollu maanaam yow bu la attee ba jox la dëgg bu ñu defee appel. waaw atte ban atte woon. saxul de. waaw fekk appel bi. waaw attewaatuñ ko. appel bi ça peut durer combien de temps. non je ne sais pas. loolu yéen laa koy laaj quoi. ñun xamuñu ko ñun duñ juriste ñun. mais vous avez des avocats peut-être. am nañ avocat ñun des conseils yoo xam ne. am nañ avocat on a un avocat mais loolu la ñoo avocat yi lan la leen wax ci dossier ñoom ñu ngi liggéey wala parce que yéen seen avocat yi. régulièrement ñoo suñu avocat ñooy taxaw Sadio amee audience. ñu ñëw taxaw. est-ce que actif dañ ñu ngi ci dossier bi bu baax a baax ñoom est-ce que nelawuñ tamit avocat yi. kan ci parce que am na avocat yoo xamante non nelawul kooku El Hadj Malick Diouf il est à Kaolack mais il est très bon. moom nelawul kooku. mais lan la leen wax ci appel bi peut-être. mais yow ku dul wax ak yow day ñëw lire. su ñëwee rek je ne parle pas de Ousmane Kane. waaw seen avocat yéen lan la leen wax ci dossier bi kii moo indi retard boobu noonu ba dossier bi di nalaw. non c'est que Ousmane Kane en tant que président du tribunal de la cour d'appel su ñëwee moom mooy wax li muy wax rek génn dem. ko avocat mënu ci dara. ñun xam avocat day taxaw moom bu ñëwee il ouvre le dossier à ma ñu ñëw taxaw suñu wetu avocat mu lire la sentence ñu dem ci ñoom. waa léegi man c'est que plusieurs fois man dem naa damay dem Kaolack régulièrement pour léegi man li ma jaaxal mooy affaire bi yow fi mu toll nii. waaw yéen dafa mel ni pexe amul pexe wa ilaa ban stratégie ngeen am boo xam ne yéen famille bi. waaw ban jéego ngeen teg boo xamante ni bii mooy mën a tax ngeen xam ni seen yëf li ngeen jot communication bi ci la bokk defe naa. waaw moom rek ak lan ngeen bëgg est-ce que pare ngeen pour dem ba yegg ci ay grève de faim. non duñ def grève de la faim. d'accord kon nag affaire bi dina yéex a sotti. non bu yeboo mu yéex a sotti mais duñ def grève de la faim duñ ko def moom. li ñuy def mooy ngeen def grève de faim. non duñ ko def ñun duñ ko def man du ma def grève de la faim man du ma ko def man. du ma ko def te du ma ko conseiller sama frère sœur. est-ce que kon yéen pare ngeen ñun 37 ans. waaw 37 lañu. waaw 37 héritier waaw. léegi stratégie bi ñu jël mooy dañ leen di weejee ci télé ak rajo yi. waaw weejee ngeen jébaane waaw. ñu ngi ci waaw. suñ jógee fii nee naa leen barki dem ci dernière émission mu def. nee naa leen bu ñu fi jógee dañuy dem suñu ñaanoo sama papa. waaw samedi prochain. incha allah suñ fa jógee dañuy dem Kaolack. on va voir tous les chefs religieux. parce que seet naa Kaba. à l'époque le ministre de la justice. directeur de cabinet moo ma tontu li ma tontu taxawul. il me dit compte tenu de la séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le judiciaire. le ministre de quoi loolu kañ nga ko seetlu woon. ministre bi kañ nga ko seetlu woon. Kaba. juste à l'orée de son départ avant mu fi jógee. à quelques 2-3 mois avant. mu fi jógee. directeur de cabinet moo ma tontu Aminata Cissé xaw ma lan. moom moo ma tontu ne ma séparation de pouvoir yi moo tax exécutif judiciaire moo tax mënuñu ci wax. léegi dañoo bëggoon rek ñu leeralaat. yéen seen papa bi mu monté société de gardiennage bi. moom moo yoroon direction bi. waaw bi mu gaañoo mais yéen aussi bu fekkee ni yow da nga ni dem nga fa après gérer ko 5-6 ans. mais xanaa am ngeen compte boo xamante ni bi ngeen di dénkaane ci yeneen loxo. di ngeen ñi leen bu fin du mois bu ngeen fayee personnel bi fayeeku nangam ak nangam li ci des fii ngeen koy verser mais yéen aussi waroon ngeen am droit de regard ci mbir mi. ci société bi dañu leen bàyyi rek ci seen. may ma ma Abdoulaye Mbaye moom moo daaneel société. may ma ma chuté. non loolu day mbalak rek kii ñëpp xam na ko wuy ma parce que li ma leen di wax nii dafa am solo parce que aussi man bu may dénkaane sama alal ndax awma jot damay liggéey si Walfadjri ñaari fan ñett danaa fa jaar xool
wala ci finance yi dinaa ci am wala man leen bu ngeen fayee personnel bi fayeeku verser leen li ci des fii ci banque bi wala dara amu leen ci benn regard. mais judiciaire foo ko déggee. non mais dafa yàgg déggoo li mu wax moom nee na après dem na gérer ko 6 ans. Betty yow li ngay wax. waaw munul ne yow booy dénkaane sa. waaw mais bu dee redressement mais ñun dénkaane wuñu. waaw mais bu dee redressement ñun. waaw mais redressement boobu lan ngeen def redressement boobu mi ngi am. boobu ba léegi ba seen papa gaa ñëw. ba tey yow noo def ba dem gérer ko. non man bi ma décroché man. waaw bi nga décroché da nga dem gérer ko nga wax 6 ans. waaw dama dem ñu ne nag kii doom dañ ko dénkaane. waaw te kii moo ci gën a yeey. ñu jox la direction bi ñu jox ma direction bi. ok waaw ma def fa 5 ans 6 ans. d'accord. waaw d'accord léegi lan moo nekkoon problème bi bañ koy redressé. yow ak sa frère. waaw kii décédé ñu ngi koy ñaanal. mais ngeen xëy amatoo leen jotu entreprise bi. alors que seen alal la ngeen dénkaane ko. lan la qu'est-ce qui s'est passé non suñu alal dénkaane wuñ ko tribunal la ko nangu dénkaane ko. non mais yéen da ngeen dem ba ne amatoo leen jot. non du xam nga kenn ki dafa décédé. kooku yow mais man dama am problème ak juge commissaire ba fa nekkoon. sama moroomu doom la. ok mais di ma bëgg di ma piétiner te du ma ko nangu man administration laay gérer. je vais te donner un exemple bu ñu amee benn. alal joo xam ne da leen leer na yaa ko moom. waaw sa ndono sa waajur la. ab jàmbur mën a ñëw xuloo ak yow ba nga bàyyi ko moom. ci tribunal tegee loxo tamit. ci tribunal téye loo ci mën. man fa dama amoon problème boobu ko laaj. li mu expliqué leer na. waaw léegi parce que man ak ni mu compliqué nii. damay laaj est-ce que amul benn kii aspect politique bu ci dugg. dara raxu ci déedéet parce que ni mu dëgëree nii ci loo xam ne yéen laalewu leen ci politique famille bi politique wul yow politique woo. déedéet léegi fan la nga jàpp la juge bi sukkandiku ba di leen ñàkkal fayda que laa ko mën a tuddee. que ñëw wax li muy wax rek dem yoonam. waaw mooy sax avocat yi fu ñu mën a toog xëy na poser yenn questions yi. lan moo ci laxasu dëgg-dëgg man ba léegi maa ngi déglu mais comprendre li ci laxasu ñi la gën a jaaxale yow ni mu la jaaxale ñun ñu leen jaaxale noonu li ci laxasu xamuñu ko moom léegi c'est le juge commissaire moom léegi. le président le premier président mooy juge commissaire bi léegi. parce que amul ku mu nommé juge commissaire. léegi man li ma bëggoon a laaj. sëñ am na ko fa. nommé fi directeur bi agent la woon. agent bu doon liggéey ci kii bi moom la jël teg ko foofa. waaw léegi société bi mi ngi dox ba léegi. muy dox mi ngi dox normal. bu baax employé yi am ñi ngi ñaxtu. waaw wala ñaxtuwuñ. non ñaxtuwuñ. kon ñi ngi fayu kon normalement yëpp yaa ngi marché. waaw mais bien sûr. waaw kon amul benn problème. mais ñi moom jotuñu seen alal. je vous en prie damay ñëw. yaa ma dagg léegi dama lay dagg. waaw foog ñu lay dagg yow it. c'est que man li ma bëgg a xam mooy. ginnaaw société bi mi ngi tegu ci yoon employé yi ñi ngi fayeeku normalement. n'est-ce pas fi mu toll ni situation bi foofu la toll. te defe naa ni buñ demee ba ne redressement pour ñu jubbantiwaat la. kon dafa am lu dëngoon. ba ñu koy jubbanti. kon léegi tegu na ci raay. léegi li nga xamante ni bi moom laay wax ñaata at nga wax ni moom la ñu ko redressement bi boobu léegi ñaata at la. 24 ans. 24 ans bu bari wax dëgg fa. man de bi ñu ko delloo léegi bi ñu delloo ñu ça fait 4 ans. waaw depuis 4 ans la ko. yéen depuis 20 ans yi rek da ngeen leen bàyyi woon ñoom. non 20 ans yi man sama frère liggéey na ci une vingtaine d'années man liggéey naa ci 6 ans. bi mu décédé waaw da ngeen leen bàyyi. voilà yéen daal ça fait 4 ans bi ngeen dalee di laaj. bi seen ñëwee nag société bind papa léegi ñu jox ñu ko. léegi redressement bi la pour ñu lever ko fan la blocage bi ne. xam nga redressement judiciaire. waaw mënul weesu 3 ans. 3 ans. mën na am bonus 1 an ou 2 ans de plus. waaw pas plus. mais 24 ans moom. mais 24 ans c'est trop mais bu léegi redressement boo ko redressé société bi. soo dee nga xam ne léegi li nga doon redressé mooy. waaw fayul impôt tegu na ci raay. fayul IPRES fayul affaire yooyu. waaw fayul salaire difficilement ñooñu moom ngay redressé. soo ko géré ak un expert comptable ba yëpp redressé wu. da ngeen koy delloo seen bopp. delloo ki moom. su fekkee ne dem ngeen ba ci biir xam ne lii mënul redressé wu da ngeen koy liquider. wax dëgg yàlla. mais est-ce que yéen parce que li saa wax dafa am solo parce que bu dee 350 travailleurs. man ñoom ñaxtuwuñ ci dara ñi ngi xëy ñi ngi fayeeku. waaw entreprise bi ma ngay wéy di dox. kon loxo ya ko yor bonul. ci loxo ya ko yor parce que bu bonoon neneen lay demee. dëgg la. léegi est-ce que yéen li leen sonal mooy liggéeykat yi ci boppam. ñoo leen wan ginnaaw. parce que ñoom ñi ngi gis seen bopp ci administration ba fa ne. est-ce que tamit loolu du seen problème parce que l'intérêt des travailleurs lu ñu war a bàyyi xel la aussi tamit. non l'intérêt des travailleurs les travailleurs n'ont rien à voir dedans ñoom ñu ngi liggéey ñu ngi fay ak seen salaire. waaw ñoom dugguñu ci. ñun mosuñu leen tudd ci dara aussi parce que jotaguñu ak ñoom. problème bi entre yéen la héritier yi ak justice entre le juge bi. ak héritier yi. ak déedéet ak ñaar ñam fa nommé. ñaar ñam fa nommé muy directeur bi. ak directeur bi nga ne fa la doon liggéey. fa la doon liggéey agent la woon. agent la woon waaw
mais directeur bi tegu fa boppam moom. tegu fa boppam. dañ ko fa teg. mi ngi noonu loolu laa la wax. dama ne la kon entre justice la. ak yéen pour ngeen jotaat seen alal. loolu mooy problème bi léegi fi mu ne nii recours yëpp def ngeen ko. ci li ma xalaat. lan ngeen di wax. léegi bu ñu jógee ngeen bëggoon. bu ñu jógee dañ bëggoon ñu delloo ñu suñu yëf rek loolu lañ bëgg. parce que ñoo ko dàq gérer. mais fi mu ne nii pexe jeexul te def ci xajul ne kon su ma leen waxee fañ jaar yëpp man ma liggéey naa fa. dama fa def genn wàll gi ñoom mënuñ ko def man maa leen daan abal ay 5 millions 10 millions ñuy fay salaire man du benn du ñaar dañ ma daan fay nag mosuñu ma ameel. mais bu ñu nee ba feet jot salaire yi yéex xam nga da ngay xaar clients yi fay ngeen dajale su xawee yéex man maa leen daan lebal maa leen fay 5 millions du benn du ñaar man def fekk naa fa benn boru 11 millions boo xam ne ka leen ko ameel xamatuñ fu mu ne ci àddina maa ko wër ba jàpp ko France. waaw mu fay ma 11 millions yi ma ñëw bi kook lañ nekkoon benn cantine boo xam ne kenn xamul lu mu nuru maa déplacé ñooñu ñu am logement yu décent jënd ci ay meubles yu bien def ci. bi nga yoree direction mais entreprise c'est une entreprise familiale ah. waaw. ci yéen ni ngeen ko gisee. est-ce que seen waajur bi mu koy yor bi mu koy monter. parce que fii xam nañ montage bi ñuy def pour montage financier wala est-ce que amuloon ñeneen ñu ci am ay actions. amul. kenn amu ci dara. kenn amu ci dara. unique la moom rek moo def yëfu boppam. moom léegi dafa am Ousmane Kane da nga ko tudd dafa am dossier bi fi amoon ba tax ay juge ñu yëkkati ay daan teg seen kaw ak Kaolack. waaw lan la bokk ak seen dossier bi. dara ça n'a rien à voir moom jom mu def Kaolack bari na te kenn du ko fa jëlee donc il est protégé man douanier laa woon man boo defee scandale ci benn dëkk dañ lay relever d'abord tout de suite affecté la ba pare ñu soog a seet lu ñu la war a def sanction wala leneen. mais koo xam ne ñëw ñu la waroon ñëpp nga amoon problème ñëpp affecté nañ leen yow rek nga des fa. da ngeen ci jot corruption wala yooyu. ah. da ngeen ci jot corruption. ñu jot ci. njort maanaam corruption. ndax da ngeen cee njort. bu baax. comment. bu baax a baax. ça on ne peut pas le prouver parce que nekkuñu ci mais li wóor ba wóor mooy lekk ñu fay loxoy neen di. parce que conflit d'intérêt dafa mel na ci am yan intérêt la ci Ousmane Kane am. xamuñu yow c'est le juge commissaire il devait être le juge rek moom juge premier tribunal la waroon a décider mu jeex ku ne dem. mais décidé wul téye ko moom moo ko téye. mais compte yi ci turu kan la ne. ci turu Asal la nekk. Asal mooy. Asal mooy société bi turu société bi. léeg-léeg ñu tëjee foofu lan lay tëjee Omar. léegi daal li ma leen wax mooy. ñun suñu yëfu papa lañ jël lañ bëgg. suñu ko mënee delloo pacifiquement moo ñu gënal. suñu ko mënul delloo nee naa la buñ paree bu fin du mois dañuy dem Kaolack on va faire la visite des chefs religieux ñun ay frappe ak yëpp dem nañ fa ñëpp dem nañ ñoom. kon yéen yàgg ngeen xeex. yàgg nañ xeex dañ dem seeti les chefs religieux de Kaolack. suñ fa jógee bu ñu gënee dimbali xayroon bu ñu ko mënul dimbali ñun ñu fajal suñu bopp. c'est-à-dire dañ dem xeex ak employés yi. direction bi la ñuy dem ñun dinañ fajal suñu bopp dañ leen rey. waaw 37 de bu ngeen taxawee moom dinañ leen. xam nga amoon na fa syndrome bambara yooyu laay seen benn nijaay bu ñëw rek am fa nga dikkër rek décédé rek yar fa benn jarbaatam mu dem France mu xëy rek dee rek waaye booy bi indi këyit daal ne baabee ko jaayoon kër gi mais keroog ba ñu leen di génne policier dee na fa membre famille bi dee na fa. waaw loolu moom j'espère que autorités yi dégg nañ ko bala ñu fay egg. ñu delloo ñun bii bu ñu demee ci chef religieux yi fin du mois bii. parce que le 3 lañ koy ñaanal. su fi jógee semaine ba ca topp dañuy dem Kaolack. on va faire la visite aux chefs religieux. suñu leen expliqué leen bu ñuy jàppalee. xayrun moo ñu gënal bu ñu jàppalewul ñun ñu dem fajal suñu bopp bu keroog ñu rey leen mbaa ñu rey. du ngeen fa egg inshallah aca Omar tëjee. grève de faim moo tane loolu. non duñ grève de faim da ngay dee dem safara ñun duñ def loolu. man dama grève de faim. mi ngi noonu kon ñu koy jaajëfal ba Abdoulaye Mbaye. waaw doon taw Mamay Mbaye. mu doon parce que yow am na lu leeral sa bopp. ndagam yow mi nekk ci dossier bi la am lu leeral sa bopp. waaw parce que maa ngi ñu ne ñii seetaan. dëgg la pour man li des pour mu ñu leeral ko. lu bari la te ci loolu ci justice la nga koy xaar. mais aussi tamit cité nga fi ay tur am na ñoo tudd. waaw bu nu amoon opportunité ñoom ñu toog leeral ñu aussi lu bari dina ibbeeku suñu xel. c'est très compliqué. mais ñu ngi lay ñaanal rek suñu borom defal leen jàmm ak sutura. gis nga ñooñu ma tudd nag soo sañoon ñu toog autour d'une table. waaw ma wax leen lu dul dindi. barke salatu fàtte lu dul dindi. yàlla baax na jërëjëf góor gi. ayca Abdoulaye Mbaye jërëjëf waay jërëjëf ñu ngi leen di gërëm leen sant. jërëjëf ayca mi ngi noonu muy Abdoulaye Mbaye ba di taaw ci héritier yi nga xamante ni ki leen meññ di feu El Hadj Mambay Mbaye ñu ngi ciy nuyu Diène Mbaye ak ñoom Sele Mbaye ñoo fi ànd ñu ngi noonu defe naa ni autorité yi dinañ ko saafaral balaa ngeen ciy sore incha allah ci kattanu yàlla actualité du week-end.
ayca mi ngi noonu ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax alaaj ñu bàyyi la ak sa gan. voilà macha allah jërëjëf ajaratu ñuy am mbégte ak kontaante sëñ bi maanaa waaw maanaa maanaa ndeysaan da ngaa bari maanaa xanaa doo benn nag Modou Ndiaye maanaa kooku moom ba mu ne maanaa la xeewi